seet mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. salaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñu seetaan fii ci Sénégal7.com ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal bu baax tey fii ci Sénégal7.com di leen fi dalal kii di Arona Gaye moom homme politique la nekk ex conseiller jeunesse et sport bu président Abdoulaye Wade nekk njiitu mouvement MIJEC di mouvement pour l'insertion des jeunes et l'égalité des chances moom Arona Gaye nekk na ancien champion du monde de Scrabble Arona Gaye ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. ñu ngi lay nuyu Arona Gaye di la dalal fii ci Sénégal 7 Arona li njëkk li ñuy waxtaanee mooy Sénégal dañu nekk ci benn pandémie mu nekk guerre boo xam ne kii di président Macky Sall nee woon na ci lañ nekk. nan nga gisee gestion boobu. waaw maa ngi lay nuyu di la sant ci invitation bi parce que privilège la tey nga mën a am foo waxee comme su ku mel ni man nekk nekk ci réew mi bëgg am kàddu te toujours du yomb toujours. ndax yenn contingence yi sinon lu pandémie li ma ko gisee damay ñaan yàlla mu jële ko fi damay nuyu internautes yi di ziar ñëpp aussi effectivement président mu ngi si def ay jéego am na yu ci baax am na yu ci laaj aussi. waaw mais li am solo rek mooy nañu fexe ba xam ne Sénégal ñun ñoo ko bokk benn gaal la te bu sooxee ñëpp ay soox na si ñëpp jàpp ndax mbas mi mën fa jógee. waaw na si ñëpp jàpp waaye gestion bi. waaw en tant que tel. waaw ba fi mbas bi jógee. waaw mu wax ni on est en guerre. waaw mu def état d'urgence. waaw ba bëgg dem mu yëkkati état d'urgence nan nga gisee loolu. waaw loolu jaaxal na ñu wax na jaaxal ñu bëri parce que dañ ko gisee contradiction dañ gisee ne bi ñuy déclarer guerre bi amul woon cas yu bëri cas yi gën a yokku ñuy gën a bàyyi loolu tamit bon mën na am ñaari jàngat mën nañ gis ne genre d'émission la mais du loolu rek parce que góob nañ njiitu réew dina bañ réewam ba di bàyyi ne population yi dem leen déedéet dafa am lu ko tënk aussi ñàkkul mais que néew ma pour défendre ko mais li ñuy wax contingence économique parce que Sénégal dafa toll foo xam ne l'heure est très grave dama xamul sax est-ce que ñi conscient nañu am na lu gën a garaaw mbas mi mu nekk Sénégal mooy ñàkk goo xam ne ak ndóol goo xam ne économie buy daanu buy xalangu moo nekk Sénégal. mais léegi balaa ñoo ñëw ci loolu ci ndóol beeg yooyu. waaw dafa am li nga wax. da nga ne dafa am lu ko tënk. lu ko tënk loolu lan la war a doon lu war a sut peuple sénégalais. lu ko tënk mooy koom moo yor àdduna. ak alal Sénégal amul dara. lu ñu yaakaaroon mooy pétrole bi te fi mu nekkee nii ak mbas mi. investisseurs yi ñëwatuñu kenn xamul kañ la prix baril bi di génne. Sénégal amuñu dara lu dul impôts yi ñuy jot. ak lépp. dëkk buy dundee lépp ak impôt tey impôt sax doxatul parce que économie bu taxawee fooy jëlee koom fooy jëlee impôt booy dundee booy fayee salaire yi booy téye économie bi tubaab bi ñu doon lebal ñoom ñu gën a sonn ëpp ñu ay problème am ñu lu ñu lebal ba tey suñu président muy yuuxu fu nekk pour ñu effacer bor yi ku toll foofu njaboot yor ci njaboot ñu wër la amoo loo leen jox nga xam ne tey dafa war ñu xeex mbas bi mais boo ko ba toppee xeex boobu ba économie bi daanu guerre civile mën na fi am ñaxtu dafay am rayante dafay am boo seetloo bi ñu ne dañu def état d'urgence bi si le lendemain rek nga gis xale yi génn di agressé parce que ñetti weer ñu leen tënk man ñu woon def dara ñu ngi toog di muñ premier jour bi rek mënuñu muñ sax ñu agressé loolu nag daf ma tiital parce que man conseiller jeunesse Abdoulaye Wade loon mu ñu war a gën a donc xeex mbas mi mais ñu xeex ndóol ñu fexe ba ndaw ñi am liggéey parce que waaw ñu xeex ndóol fexe ba ndaw yi am liggéey mais ba président nee woon nañ xeex mbas mi dafa laaj sénégalais yi 1000 milliards ñu jox ko 1000 milliards yi ñu am lu ñu ci génnee la nga xamante ne ñii dañ koy jàppale entreprise yi mais dafa am benn pàcc boo xam dañ ko génne woon ne dañ koy jox aide d'urgence pour ñi nga xam ne ñoo ko yellool mais boobu ba léegi aide bi dafa mel ni nekkatul d'urgence de waaw loolu tamit dëgg la loolu tamit dañ koy nangoo
mais bu ñu aussi nekk fii rek pour rek wax lépp bon na am na lu ci baax. waaw d'accord na waaw dañuy def dañuy wax dëgg la li nga wax waaw parce que lu urgent am ñoo xam ne jotaguñu ba léegi. am na ñoo xam ne jotaguñu ba léegi si loo xam ne dafa urgent loolu kon li nga wax dëgg la loolu problème la donc am na ay défaillance si gestion bi parce que tey ñoo xam ne ñu ngi xaar urgence boobu ba léegi ñetti weer jotaguñu dara. loolu problème la bu doon loolu la ñuy xaar pour dundale woon dee nañu. donc loolu tamit problème la mais quand même dañu saluer volonté boobu mu amoon pour dimbali presque moitié population bi presque 1 million de ménages. donc man tey man mooy wax damay xool intérêt Sénégal laay taxaw parce que man sama parti dëgg-dëgg mooy Sénégal. man bi may dugg palais fukki at ak juróom la am man na fanweeri at ma nekkoon vice champion du monde en 89 du tey. donc man damaa bëgg Sénégal damaa fonk Sénégal maa fonk république te république ak intérêt Sénégal moo jiitu intérêt parti intérêt leneen. sama propre intérêt sax parce que sens boobu. mais am na ñu bëri ñu ne woon. waaw. stratégie bu ñu jël. pour séddalee loolu. waaw amoon na stratégie bu ko gënoon approprié. waaw est-ce que tamit juumuñu ci seeni stratégie. mën na nekk parce que am na ñu ne effectivement mën nañu envoyé gars yi par Orange Money ou xaw ma ñu jot seen xaalis jënd lu leen neex dëgg la waaye nag. choix la c'est toujours discutable parce que gis nga àdduna kenn mënul am unanimité loo def lu baax amul gis nga li philosophie àdduna c'est am na ñuy wax au-delà du bien et du mal lu baax lu bon yàlla rek moo ko xam. da ngay bëgg a def lu baax sax mu jural lu bon. bëgg a def lu bon sax mu jural lu baax. lu ñu tubaab di wax ne les chemins de l'enfer sont parsemés de bonnes intentions. donc intention premier bi ma wax Macky Sall mu koy jël mooy woon pour dimbali ñi ndóol. mais nag si pratique bi est-ce que acteurs yi joué nañu seen rôle est-ce que jaar na yoon est-ce que ay questions yu mën a posé wu légitimement. effectivement ci gestion boobu noonu. dañu gis ni. ñi nga xam ne ñoo nekk au premier plan. muy les médecins. dafa dañ leen xaw a beddi tuuti ba tax. ba gis nga sax. fan yee ñu génn. am na ñu si génnoon di grève ba nga xamante ne. ñu bëri tiitoon nañ. dëgg la loolu noo ko gisee. loolu a raison parce que effectivement ñoom ñoo nekk au front. tey ñoom ñoo nekk en contact ñuy feebar te ñooñu mën leen wàll feebar mënoo jël sa àdduna du ko résister sa vie même léegi sa liggéey la ba pare doo am le minimum de dignité loolu dama ci ànd ak ñoom d'ailleurs nag suñu sant yàlla aussi bi ñu réagir taper sur la table au moins autorité bi réagir na pour réhabiliter leen ma de sant yàlla. beneen bi. waaw ki di ex ministre bi te ngeen bokkoon ci gouvernement. muy Aïda Mbodj. waaw dafa proposé woon benn question d'actualité. waaw pour ñu woo kii di ministre de la santé. ak ministre développement communautaire. di Mansour Faye. pour mu ñëw. waaw ñu député yi nga xam ne. ñoo fa war a toogal réew mi. ñu laaj leen. nan lañ doxalee alal yi réew mi bi leen jox. mais ñu gis ni après moom dañ ko def ay menaces de mort. te beneen bu ci gën a gi assemblée jaar ci ginnaaw signé voté benn motion pour féliciter ministre de la santé loolu noo ko. man nag rafetlu ma ko parce que nit kenn waru ko menacer te député rôle may def am na droit bu amee ñoo xam ne leen gérer jox alal réew mi ñu seen rôle ñu càmbar ko. te loolu sax Macky Sall si war a sawar parce que day bul fàtte ne Macky Sall problème mu am ak Ablaye Wade mooy bi mu ne pour ñu auditer Karim Wade si la Ablaye Wade ne sama doom kenn ko auditer ci la am problème ba xeex ak Ablaye Wade ba ñu tàggoo ba tey mu nekk président donc man loolu rafetlu ma ñu menacer Aïda Mbodj man xaw ma Aïda Mbodj xamaale wu ma ko mais am na droit en tant que député bu ñuy gérer milliards du Sénégal bu ñuy gérer crise bu mel nii ñooñu ñu yoo leen assemblée parce que député yi ñoom ñoo fi toogal askan wi ñu wax suñ alal ji ak gérer bi nu mu jaar ndax jaar am jaarul yoon loolu moom vraiment dama koy ñaawlu. waaw ñu ñëw ci beneen sujet boo xam ne dafa def l'actualité. waaw mooy dañu seetlu fan yi. waaw coowal suuf bëri na fi loolu. waaw coowal suuf bëri na Sénégal de. trop te jeexagul parce que ñu bëri. Injustice moo bëri ci réew mi te loolu du bees ci réew ju Macky Sall dafa nekk depuis Senghor parce que bi mu xuloog Mamadou Diack yooyu dafa am classe bu bees ñu wax ci tubaab di ko woowee la bourgeoisie comprador mooy Serigne Seck borom darajeek borom politiciens yi xaaj ko Sénégal te suuf dafa bëri alal ñu ñëw di séddoo alal yi te kenn du ci mën dara baadoole yi amuñu fi ñu ko wax moo tey nag damay féliciter yéen journalistes yi dama leen di encourager di leen gën a ñax tey Sénégal yéen a ko mën a sauver lu tax. parce que ñu tey li ma may nii ñu bëri bëgg nañ ko mën ñu ko am parce que da am lu leen métti leen jaay doole mais xam nga ñu lay jaay doole ñu xam ne du am ñu fu ñu ko jooyee am ñu fu ñu ko yuuxoo yéen presse bi dama leen di sargal tey xam nga ne yéen quatrième pouvoir bi yéen si démocratie bu taxawee Sénégal gannaaw yàlla yéen rôle bu essentiel ngeen ci am effectivement ñu bëri am na lu leen métti
du leen ay injustice di leen toroxal di jël seen alal man amuñ fu ñu ko waxee. la preuve gis naa seen benn naataango mu ne li ko jaaxal mooy bi ñu defee conférence Ndingler journaliste yëpp kenn moo ci wax Dakaractu loolu xam nga loolu xel day tey lu tax. parce que borom doole yooyu jël alalu jàmbur yi ay milliards la ñu yor. dañuy ger journalistes yi ba duñu wax seen i mbir. moo tax problème boobu du neex dafa mais Sénégal dafa toll foo xam ne sama doom bi am fukki at sax li mu xam man xaw ma ko. léegi ñëpp xam kenn mënatul ndax kenn même boo tënkee presse bi gars yi mën nga toog sa kër jël sa téléphone def li live Facebook wax li nga bëgg a wax. kon yenn dama leen di gën a encourager di leen sargal di ñaan tamit ñu gën leen dëgëral. jox leen seen wàccuwaay aide la presse may dégg ñu ngeen gis seen bopp bu baax. te aussi bonne volonté yi bu ñu nee day yàq xaalis feneen tamit ñu jàppale journalistes yi ba ñu am seen indépendance. léegi ñu ñëw ci coowal suuf boobu. Ndingler waaw 300 waaw hectares. waaw ñu jox ko benn nit. waaw askan wa dëkk foofu di kaas. waaw mais loolu man rafetlu ma ko. même bu dee rek nga joxoon sur le papier defal ko décret. parce que kooku moom am na titre foncier. parce que ñu bëri nee nañ dafa jege président moo tax mu am titre. mais yooyu noonu lay demee loolu du lu bees man mii dama ko dund. mais que ñëw pour wax sama bopp rek. xam nga da wax Ndingler sori na Bargny fii rek Ndakaaru jam ñaay Ndakaaru la bokk. sama maam dafa am 700 hectares foofu. 700 hectares waaw tubaab bi avant ñoom indépendance tubaab bi bu mu fay jaaral ay raayam ak yooyu daf ko jox 1 million doom buur elle est fille unique moo jur sama maamu pap sama pap yaa ngi dégg donc droit yi ñi amoon borom suuf si moo ëppoon avant indépendance que tey bi ñu amee indépendance. parce que nga bëgg a wax ba fi tubaab bi nekkee ni mu doon fonkee jox fay du benn borom suuf tubaab li muy doy waar du jël ax man du naa France 20 ans tubaab lu mu doy waar kon ku la dégg tubaab bu fi nekkoon lii Babacar Ngom def waa Ndingler du jàll parce que sama maam boobu temps ay jaam lañu on n'est pas indépendant mais bu ñu ñëwee gis sa doom bu Aliou Gueye moo jur sama papa mu def demande am droit am certificat administratif commencé def affaire am ñu ñëw bëgg fa jaar dañ ko jékki 1 million jox ko pour ndàmp ko te tey boobu ba léegi am na ñu taxaw te régime bu nekk rek lu bees de même si Ablaye Wade am na ñoo xam dañu jege woon Karim Wade ku ma ne Mansour Gueye xam nga la sant ko man mu dem gis waa domaine ne leen man kat sama famille ñoo moom foofu nag si ay feneen neen mu dem jël 200 hectares loolu du secret parce que Abdou Latif Coulibaly bi yor ministère gouvernance bi def na ci temps mu nekk di publication gazette def na ci ay articles yu jeex 200 hectares dem ñaajo fi mu jël ko parce que gay la sant rek mu dem fenn nar ne moo ko moom jam ñaajo sorewul. kon litige foncier fii du lu yees. déedéet du jeex te malheureusement les gens souffrent mën ñu ko wax parce que amuñu fu ñu ko waxee. parce que nit ñi dañ jàpp ni Ndakaaru rek la yam. déedéet fépp la nekk. Ndingler dafa ñaaw parce que ay paysans même bu dee da nga am titre foncier mais ñooñu su la ñu dundee yaakaaruñu dara te loolu xam nga la lay andi ñooñu bu ñu demee bu jël seen terre mënatuñu bay lu ñuy def day ñëw Ndakaaru bu ñu ñëwee lu ñu def lu loyer gën a cher Ndakaaru lu ñu def nekk ci informel bi lu ñu def ñi amul liggéey dem di agressé di def lu naka sunu noonu loolu lay andi te loolu de bombe la boo xam ne suba bu éclaté day grave parce que xam nga la jeunesse amoon ma ne woon naa conseil jeunesse su Ablaye Wade géej gi la doon jël mbëkk pour dem Italie ak Espagne ñu tëj géej gi ñu dem di jaar désert bi Libye ñu leen def foofu ay jaam bu ñu demee ba jeunesse bi amatul yaakaar looy foog aujourd'hui Sénégal amatul classe moyenne mooy ñi nga xam ne ñoo nekk si diggante yi borom daraje yi ak ñi si suuf. léegi ñooñu doon dimbali ñi si suuf amatul léegi de sorte que bu continuer li ma la wax ne yàggul de feeg 1 an bu Macky Sall taxawulee jël responsabilité am réformer Sénégal dem tubb si assises nationales yi wax ak kilifa diine yi wax ak ñëpp même ay noonam même opposition bi ñu nekk benn dànk xam ne Sénégal benn bateau la bu suuxee ñëpp a suux Sénégal on va vers l'endemain très sombre. parce que guerre civile sax mën na fi am. da nga jàpp ni le foncier là mun na conduire à une guerre civile. mën na ko taal mais suuf taal na fu nekk ay guerre mondiale ay Pologne Anschluss mais suuf moo deuxième guerre mondiale. parce que li nga moom nga nekk fa nit ñëw jël ko foxati ko par force même bu dee ay dafa ay pexe ñu jox ko bàyyi wala titre foncier mais loolu yow doo ko nangu dañ la jaay doole rek. mais nit boo nee ba sësal ko nag foofu day teg bakkanam. waaw day teg bakkanam mooy andi nit ñi di agressé mooy andi ñi di révolté wu te même foofu police du ko mën a réprimer de même boo amoon armée xool Burkina doole ji président mu xool Ben Ali mu amoon doole ji mu amoon Tunisie c'est des états policiers mais tey population yi taxawee mënoo rey ñëpp régime bi day daanu man maa la wax lii donc Macky Sall fi mu nekk nii dafa war a tiit au-delà de Covid bi dafa feeñal loo xam ne crise bu fi am crise des valeurs crise morale crise sur le plan foncier crise de l'emploi crise de sur tous les plans ce pays est malade man tey dama ci profité parce que man bokk naa si ñi ko fal 2019 donc ñëw ma pour sànni ko xeer
te bu ko sànni tamit pour njariñam moo tax tey président dama koy wax solennellement na woo kilifa diine yi na woo sax Sonko na woo Idrissa Seck Karim Wade mi nekk Qatar nañu ko andi parce que lu bon papaam ak ay réseau am na relation yoo xam ne mën a andi dugal ay milliards Sénégal aujourd'hui pandémie bi dafa ndërmeel suñu économie dañu soxla leadership am tey. waaw léegi dinañ ñëw léegi ci économie. waaw mais ñu wax ci foncier bi aussi dañ gis ni biir Dakar. waaw lu mel ni corniche. waaw fi nga xamante ni ñi dëkkee boor bi yëpp. fa lañ daan demee léegi toute la plage est privée. waaw mais lu ñaaw waa léegi loolu lu ko andi mooy injustice rek da ngay dem jël suuf jàmbur nekk milliardaire. milliard dafa bëri am na ñu bëri. jënduñu état moo leen may si foofu. waaw mais mooy loolu parce que séddoo la. et système colonial bi fi jógee la ñuy dégal beneen système boo xam ne mooy li kii wax rek doo gumbal li mu wax taayale mu ne dañu waroon jël 250 personnes dugal leen ci benn avion daan leen ci géej Sénégal changé dafa am mafia bu fi nekk dans le foncier. kon dafa am 250 personnes yoo xam ne ñoom ñooy dëggal mafia bi. waaw ñooñu buñ la li kii waxoon gumbale yaa ngi koy dëgg temps yi bu ñu dafa leen defoon ci benn avion daan leen ci géej mais dëgg la parce que ñooñu xale da tax doon mal dara si mafia boobu am na ay politiciens ay ministres am na ay directeurs généraux am na ay religieux am na ay sëriñ mafia la tey bu du am foo jooyee foo dem rek foo war a jooyee rek kooku mu ngi si mafia ba ñu ngi fa toog. waaw léegi nag yow foo jëm moo tax yéen war a sauver Sénégal yéen tey presque. incha allah ñu ngi def moo tax ñu ngi def suñu rôle. waaw ñu ngi def suñu rôle lu ni ñu ko mënee. waaw ñu dellu si mafia boobu. kon da nga bëgg nii. ñooñu noonu ngay wax ni mafia boobu ñoo fiy toogal tubaab bi. ñoo fi nekk parce que ñoo yor privilège te ñoom tant que dérange ñu tubaab bi dañ leen fay bàyyi buñ demee moo tax gis Sonko naa ay kii lii mais tey ku fi résister tubaab bi ngemb sa noonu nga daanu mais Ablaye Wade dafa foog ne Sénégal ñoo ko daaneel Macky Sall mu ñu xëy daaneel ko déedéet. non Ablaye Wade Sénégalais yi ñoo voté contre lui. waaw sur le plan théorique mais réellement à un moment donné dafa am problème ak Bolloré tey Bolloré ba mi toog na yow nii Bolloré mu sàcc sama hectare te loolu wax naa ko presse beeg yëpp ba léegi kenn du bouger parce que Bolloré dafa am doole Bolloré da ngay dégg nii ni ma yow nii ñëw nañu sama kër sàcc samay hectare samay famille te ba léegi mujjul fenn du mujj fenn parce que mu tax parce que Bolloré boo ko laalee da ngay laal France intérêt France te boo laalee intérêt France dañuy dal sa kaw léegi intérêt Sénégal anamu mais mooy problème bi nag loolu ñu repenser moo tax yéen rôle boobu yéen ko jouer parce que ñun baadoole yi ñun amuñu kàddu kenn duñu déglu moo tax ñun ñu ngi ciy def lu ñu mën yéen waa presse bi yéen war a sauver Sénégal dëkk bi li fi nekk parce que tey bu tàkkee da nga foog ne ñëppay perte. ñëpp a ngi perte mais aussi il faut ñu nangu leen. waaw presse bi. waaw scandale yi fi feeñ yëpp. waaw yéen ak ñi fi am kàddu yëpp. ñoo leen koy jox te dinañ jox kàddu koo xamante ne mun nga ko bañ a xam sax. dëgg la mais dañu jàpp ni ñun. waaw suñu rôle suñu participation. pour le Sénégal waaw dem ci kanam comme ni nga ko waxee. mooy loolu moo tax dinañ ciy xël di nekk. beneen ñu dem ci beneen point. mooy la situation économique du Sénégal. Sénégal avant mbas mi. Président de la République ak gouvernement dañ doon wax ni dañu am des difficultés financières léegi mbas mi ñëw xanaa kon ñun dañu nërmeelu. carrément dañu nërmeelu paase na loolu. paase na nërmeelu fi muy gasoo la suulu lañ nar a def. gas nañu ba pare. dañu dee presque sursaut boobu nag mu tax président fi muy dafa war a wax waxuma la ay taxaw ci pandémie ak yooyu on va déedéet dafa war a def poser acte fort. tey dama koy interpellé ma plateau bi dama ci profité pour interpeller le président de la République bu dee mooy dégg Macky Sall. man Arona Gaye du ma sa noon contre ma la 2019 yow laa watel mais Sénégal fi mu jëm xeeñul neex te Sénégal fi mu nekk nii du président moo ko mën a sauver Sénégal ñu ko mën a sauver dama appel aussi chef religieux yi na wax ak ñoom opposition bi na wax ak ñoom muy Sonko muy Karim Wade muy ñëpp ñu jàpp ci Sénégal pour sauver Sénégal. li nga wax nii dafa mel ni. président mi ngi ci parce que fan yii yëpp ñu ngi annoncé. mi ngi nekk di xeltu. pour teg benn gouvernement d'union nationale. waaw mais foog ñu dimbali ko parce que dafa am lobby yoo xam ne tey ma wax la beneen secret ci état parce que newoon naa te ba que je suis fonctionnaire j'ai un devoir de réserve mënu ma wax lépp. mais gis nga un président am fu muy toll marionnette lay nekk du nekk dara. daf lobby yooyu nga waxee noonu. kii ñun ñu jël fal ko. waaw marionnette lay nekk. des fois lobby yooyu ñoo ko ëpp doole ñoo koy tënk. xam nga Abdoulaye c'est un grand président Macky Sall mais des fois dañ leen di tënk loolu moo tax sax bu est-ce que kon jarati na ñuy def élection di voter. problème na sax question la bu ñuy poser élection ça ne sert à rien si j'entends mon ami Ndongo Samba Sall économiste def na ci livre il faut nga lire livre boobu Sénégalais yi nga tas ko nga jàppaleen ko mu tas ko la république la démocratie contre la république. dinañ ko dalal fii. waaw Ndongo Samba Sylla élection amul njariñ parce que élection lu xew da nga dem nekk ci pouvoir am ay milliards. ñëw gerte milliards askan wi toogaat. an démocratie. en démocratie élection ça veut rien dire de da ngay nekk ci état
am position de pouvoir am ay terre am ay milliards am ay réseau nga dajale milliards yooyu ànd ak ay nit nga taxaw pour falu tey boo la joxoon léegi 1 milliard xam foo mënti dëgg boo demee léegi nga nekk fa maire. man mii waaw samay terre yooyu su ma génnoon 1 milliard jox la. ah élection yi ñëw sa dëkk yaa fay nekk maire. kon gaawal bopp. ñu continuer mais la situation économique wax nga léegi. def nga kii bi léegi mais lan mooy solution bi. au-delà de sénégalais yi daje. affaire loolu ba tey théorie la mais techniquement. lan ndaw ñi na nekk un vaste programme pour la jeunesse. pour leur formation emploi programme boobu fallait commencer. voilà numéro 1. mais Sénégal ay suuf du fa jeex fu ñu bay dañuy bay dund. nañu privilégier agriculture. mais man dama doon jàng école mais man bu école tëjee damay dem bay ñu bay ay mboq di bay loo xam ne dañu jëriñ kër ga te pourtant bari rek laa dëkkoon. àll bi suuf si du jiyee anam bee ngi fii vallée baa ngi fii autosuffisance en riz bi ñuy wax noonu mais lu tax du. mais loolu moom teg ko si suuf échec la. waaw parce que tey bu mën naa wax ne échec la parce que bu loolu échec. kon tey duñ jënd ceeb boobu la ñuy jënd. jox ko ñu ngi nekk ci crise. waaw dem jënd ceeb. te am na sax ñu ne ceeb ba baaxul. mu ngoog. dara wóor kon donc loolu échec la. waaw pour man parce que bu loolu échec. kon tey ceeb bi ñuy soxla tey si mbas mi fii lañ koy jëlee si vallée bi. waaw toujours techniquement nee nga agriculture. waaw ak la industrie dëkk mënuloo développé te amul industrie. xam nañ naa ñun indépendance France lañu bàyyi mais ñun Sénégal mënuñu defar sa pousse nga bëgg a développé. yow dara mënoo ko mais France moo lay defal lépp moo lay jox lépp attention France nañu fexe. mais industrie yan industrie. mais industrie buy xam ne day créer emploi. parce que et puis formation il faut que ñu former population il faut ñu former jeunesse bi ñu am métier nga métier boo ko amee doo chômer cordonnier bi lu bon dina xëy wàcc ak dara menuisier bi lu xëy lu bon dina wàcc ak dara. mais da nga diplôme c'est bien nga am diplôme c'est bien mais lu ñu la loo mën a def mënoo dara. am nga bac plus 50 bac plus 10 doctorat mais à part wax mënoo dara loo man alors te ñooñu ñoo jël en état ci réew mi. ñoo réew mi wax rek sama classe gi. di wax rek dara mënuñu ko. amuluñu askan wi benn njëriñ. amuñu benn njëriñ lu lekk milliards yi di wax ne yow ma fal boobu c'est relatif gis nga fal boobu. c'est relatif de. li ma la wax nii livre ndongo Samba Sylla boobu il faut ngeen lire ko. dinañ ko. élection du dara parce que Moustapha Niasse. dafa nekkoon milliardaire balaa muy nekk ci nguur. Moussa Niasse ba ma juddoo ba léegi ci nguur laa. waaw nga voilà Karim Wade Abdoulaye Wade mu jël pouvoir ay bor la amoon 2000. dëgg la il faut que këram amul lu mu lekk Abdoulaye Wade fa la jëlee milliards yi. nguur Macky Sall ay milliards am fu mu ko jëlee. nguur moom nee na Abdoulaye Wade moo ko. waaw mais ba léegi rek Tanor Dieng fu mu jëlee ay milliards am. nguur Idriss Seck fu mu jëlee ay milliards am. nguur loo xam si programme de Rebeuss. kenn waxu ci dara. waaw fu mu mujjee loolu. loo xam si fonds taïwanais 7 milliards fonds taïwanais yi. nee nañ ma kee ko saxal xaw ma ICS bi ñu lekk ay milliards loo ci xam. dara Jérôme Godard ñëwoon fii lekk fi ay milliards ànd ak ICS ak Karim loo ci xam. dara ANOCI milliards yooyu dañ la. kon daal léegi bul sori léegi dañ ne woon CREI 25 personnes. waaw à part Karim koo gis ñu tëj. Aïda Ndiongue ak Karim. waaw léegi ñeneen ñi ànd ñoom. waaw léegi waaw ñooñu ànd milliards yooyu dañ koy perte. question boobu yow laa koy laaj. waaw yow laa koy laaj mais da nga bëgg a wax ni. waaw. Sénégal. waaw dafa am ñu ko jël en otage ba économiquement du ñu dem sur tous les plans. yow nan lañ ciy génnee. moo dafa jafe parce que justice dafa war a forte te justice dafa même si dafa ndërmeelu parce que tey bu amee ay milliards mais da ngay mën a ger. mais Arona da ngay mën a ger presse. ger justice mais Arona ñu dellu si kon l'heure est très grave pour le pays. extrêmement grave moo tax ma génne xam nga ay attaques yi waxuma. waaw xam nga lu tax. moo tax tey xam nga lu tax xam nga lu tax. waaw république bu ñu waxee république. waaw bu ñu ko idéaliser. waaw ñetti ponk moo ko téye. waaw mooy justice. bi nga wax ndërmeelu na. nga ne exécutif lépp ndërmeelu lépp ndërmeelu. législative lépp ndërmeelu. donc ñun. on est laissé à nous-mêmes. mais danger bi nag tax may wax tey. en tant que leader mooy bu continuer du yàgg de mandat bi sax mën na bañ a jeex wala mu perturbé. mandat Macky Sall mën na bañ a jeex wala mu perturbé parce que nit bu xiifee dootu nekk nit day nekk mala. man maa ngi dëkk Nord Foire fii sori bu fi mu dëkk mais dimanche demal ci plage bi ay milliers de jeunes faalew ñu masque faalew ñu dara. faalew ñu instruction wu ci barrière les gens marchent masque même masque bi ñu ko takkee lañ koy takkee nii di nooyi kenn faalewul loolu lu tax loolu c'est très grave bu dee bu autorité bu waxee kenn du ko déglu
bu demee ba jeunes yi di révolté wu di xeex ay Touba ay Diourbel Jakarta yi ne dañu par force duñu faalee mesures yi. di reyante ak policiers yi mais Arona Gaye. l'heure est très grave. Arona Gaye moo nekk suñu gan fii Sénégal 7. mais Arona. waaw loo gis day am solution. léegi ba ñu ñëwee ne. solution ba ñu ñëwee ci économie. wax nga solution nee nga nañ dellu ci mbay. waaw nañ dellu ci sàmm nañ dellu ci napp. d'accord nañ mais li nga wax nii. askan bu nërmelu. mu dem ba socialement dara taxawatul. lan mooy solution bi. mais solution bi mooy ñëpp téye seen ego mooy man je suis ça je suis loolu jour maa ngi dégg Sonko mu naan non du ma liggéey ak Macky Sall dama koy interpellé Ousmane Sonko suñu frère nga yaa ngi def un combat noble beaucoup une grande frange de la jeunesse se reconnaît dans ton combat mais amul droit waxee noonu tey heure bi fi mu toll Sénégal. ni ñëpp fàtte seen bopp xool Sénégal bu ñu xool Macky ñëw ñu liggéeyal Macky dañuy liggéeyal Sénégal dafa nekk précipice nar a suux suñu bateau moo nar a suux Idrissa Karim Wade na nga ko jël Qatar mu ñëw parce que il a des réseaux au niveau international avec naar yeeg yëpp papaam expertise am Abdoulaye Wade c'était son conseil daa jël téléphone allo Obiang man dama bëgg pétrole mu ñëw Sénégal allo dama buuru Arabie Saoudite dama soxla ay milliards pour fay samay salaire. loolu Macky Sall mënu ko. loolu kenn war ma ko dama maa yëg si avion Abdoulaye Wade mu dem Paris téléphone lay jël. di woo président yi du ku nekk mu dugg Sénégal li nga wax nii c'est très grave président Macky Sall. Sénégal yi fal ko mënul jël téléphone am régler suñu problème. non du benn c'est pas ça du faiblesse am parce que Abdoulaye Wade mag la nga xam ne ñu ko doon ruusee te dafa yàgg opposition yàgg nekk mag tey bu demee buuru màkk bi nag tey kat man dañoo fay ay salaire jullit nga te samay man dafa am lu mu man dafa am réseau boo xam ne Macky Sall amu ko dañ koy nangu tey Karim Wade lu tax tey mu mën a nekk foofu parce que Abdoulaye réseau ak réseau te tey naar yooyu ñun dañ soxla ay flux financier dañu soxla xaalis ñu bëgg a leb amuñu fi leb ñu ko bëgg ñu baal suñuy bor amuñu lu ñu ko baale tey Karim Wade waaw lu tax tey ñëpp ay sàcc moom mu nekk rek moom muy payee ñeneen ñëpp di doxantu seeni milliards ci dëkk bi te au moins bu ñëwee def na ay erreur peut-être parce que man du ma ko jugé 100% mais tey bu ñëwaatoon day liggéeyal Sénégal te réseau yi mu am noonu ak naari Qatar yooyu milliards yooyu dina fexe mu dugg Sénégal. donc nañu xool tey nañu baal ñëpp nañu recommencer à zéro na am Macky Sall nekk le président de tous les Sénégalais pas de l'APR. kon yow Arona Gaye. yow moom le gouvernement d'union nationale. yow da nga koy théoriser da nga koy soutenir. non bu baax bu bi ko defulee dañuy ndërmeelu guerre civile moo fi am. parce que sama classe gi. ak mais moo bëggee utiliser c'est très fort guerre civile nga wax. guerre civile mooy nit ñi injustice bu continuer day dem ba ñii dañuy révolté wu xoolal Ndingler ñuy révolté wu xoolal léegi gars yi di jàmmarloo policiers yi loolu mooy lan lu tax ñu ne jël masque du ko faale lu tax Touba Tivaouane Medina Baye ñoo leen doo leen dañuy julli par force faale ñu autorité état. l'état a déliquescence bu ñu naxante mën nañu raayante nag mën naa ñëw nag un discours non j'ai pas le droit te man chance bi am ñëpp amu ko man tey bu Sénégal doon tàkk mën naa daw génne parce que am naa nationalité française nëbbu ma ko de dama si fier man contre France sama noonu parce que les circonstances j'étais étudiant là-bas j'ai fait ma vie là-bas am naa fa njaboot am naa fa passeport mais man may wax du pour sama bopp mais samay rakk ñi nekk fii amuñu yaakaar amuñu formation amuñu liggéey dëkk bi ñu nekk fi détourné xaalisu dëkk bi mafia bi nekk fi di lekk milliards dëkk bi di lekk suufu jàmbur loolu moo war a jeex. donc aujourd'hui il y a une urgence je parle au président de la République bu dee dégg na ma na wax ak kilifa diine yi na wax ak Ablaye Wade baayam na wax ak Karim Wade na wax ak Idrissa Seck na wax ak Ousmane Sonko ñëpp ñu boole doole yi pour sauver Sénégal parce que ce pays va part en couille. le message de Arona Gaye moo nekk noonu tey moo nekk suñu gan fii ci Sénégal 7 mais Arona ñu ngi waaj a suñu temps bi ñu jox mi ngi waaj a jeex Arona le message bi ngay lancé aux Sénégalais face ak yi nga fi wax ñëpp li ñuy dund ban message ngay leen di lancé mooy fi mu nekk nii l'heure est grave nañu bàyyi parparloo nañu xool Sénégal na ñëpp gis Sénégal ci président xalif généraux yi opposition Ousmane Sonko Idriss Seck Karim Wade nañuy bisee na Macky Sall wax ak Ablaye Wade nañu boole doole yépp ñu liggéey ñu réformer Sénégal et puis assise nationale lañ ko jëli ji mu ngi fii Sénégal moo ëpp expertise ci àdduna assise nationale lañ ko jël réactualiser ko doxal ko ñu wàññi pouvoir du président bi non ñi PSE la ñuy doxal déedéet loolu lépp c'est bien mais balaa nga wax ay PSE dëkk bi stable dëkk bi normal ce pays marche par la tête on n'est pas dans un pays normal nañu jël assise nationale yi nañu wàññi doole président de la République parce que loolu moo andi ay dérives yi. loolu mooy indi coow bi de. mooy indi coow bi parce que bëggul ko laal ay pouvoir am de. non foog ñu laal ko parce que lu tax laaluñu ko contre moom mais pour ëllëg a tax même bu dee dañ koy appliquer en 2024 ñu appliquer 2024 mais nañu toog waxtaan ñu xool teg loo xam ne day am équilibre entre le pouvoir législatif et l'exécutif et judiciaire de sorte que Sénégal
mu nekk dëkk yoon ku nekk gis sa boppam mais boo waxee ngeen man de man ma si dara waa nguur gi déedéet découragement woowu gis nga nit day muñ mais bu nee ba sës c'est dangereux day révolté te bu révolté woo le sang va couler bu ko ragal de sëñ Cheikh Al Maktoum waxoon na ko nee na dëkk bu nangulee baax deret moo koy sang laaj ko Burkina deret moo koy sang Tunisie noonu dëkk boo xam ne dafa am injustice dafa am jaay doole dafa am tappale ak fen ak sàcc ak wuruj bu demee ba instant gor ñi bu ñu demee ba amatuñ seen gor dañuy révolté wu te bu ñu révolté woo deret day tuuru te loolu bëgguma ko Sénégal sama réew. jërëjëf Arona Gaye moom Arona Gaye mi nekkoon conseiller jeunesse et sport bu président Abdoulaye Wade nekk njiital MIJEC di mouvement pour l'insertion des jeunes et l'égalité des chances nekk tamit ancien champion du monde de Scrabble moom lañ dalaloon fii ci Sénégal 7 di ko gërëm bu baax ci disponibilité am di leen jox dig daje beneen daje incha allah. jërëjëf merci beaucoup. Merci. portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.